maaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam di rafetlu bu baax mobilisation bu exceptionnelle bi ngeen def ngir wuyu si oote bu mag bi nga xam ne kenn ci doomi Kaolack yi kenn ci doomi réew mi moo ko woote di sunu camarade Fadel Barro. bala ñu dugg ci waxtaan bi nag ñu ngi sàkku ci yéen ñëpp ñu amal ñaan parce que kenn ku ci nekk am nga ci diina joo bokk te it suuf si ñu taxaw di une terre cosmopolite où la croisée des races nekk dëkk Mawlana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ñaan moo ko fakk ñaan moo koy dundal. ñu bëggoon kenn ku nekk ci yéen ak tarixe boo mën a bokk ak diine boo mën a bokk ñu amal benn minute ñaan borom bi subhanahu wa taala dugg ci travaux yi ci bismillah génn ci alhamdulillahi rabbil alamin. allahumma amin ci barke sunu sëriñ Mawlana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu yàlla dolli ko leer dolli leeral kanamam te dolli barkel ginnaawam ak mbooleem jullit ci àdduna bi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kaolack waa et Kaolack waaz tey jii dafa nekk bis bu mémorable bés la boo xam ne ça va être gravé en lettres d'or dans les annales de Kaolack parce que dafa am doomu Kaolack boo xam ne àdduna dootuñ ko présenté Sénégal dootuñ ko présenté mais Kaolack dootuñ ko présenté di Fadel Barro mi nga xam ne bi jàng jotee jàng na def cursus scolaire am bu mucc ayib bi tànn métier jotee mu dem tànn journalisme am ci ay diplôme def ci liggéey bu mucc ayib waaye bi taxawal réewam jotee ci bañ ku not réewam bañ ku salfaañe ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne ñoo yeewoo réewam daf ne man tey jii combat boobu maa koy porté te loolu président Abdoulaye Wade xam na ko du ko laajte président Abdoulaye Wade ne demandera jamais qui est Fadel Barro parce que li ko jëlee au pouvoir ca la bokk ndax salfaañe ak yelleefu doomu aadama. Fadel Barro président Macky Sall en exercice du ko laajte ndax li ko accéder au pouvoir ca la bokk ndax bañ ko salfaañe ak yelleefu doomu aadama. doomu Kaolack boobu nag tey moo taxaw gis xar-xarum Kaolack ni mu mel ni Kaolack ñaawee ci wàllu salté ni Kaolack retardé ci manque d'infrastructure sociale de base ni Kaolack retardé ci mboolem fànn de développement yi mun na tey jii damaa bëgg a taxaw ngir fexe ba soppi xar-xaru kanam Kaolack moo tax moo ni plateforme bii nga xam ne moo tudd jàmmi Kaolack. jàmmi Kaolack yàlla nekk suñu jàmm ñun ñëpp waaye ci njiitalu Fadel Barro tam jikko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey nag lu ñu tuddee tubaab wax conférence de presse la ñuy woote du assemblée générale du meeting parce que dafa am différence entre point de presse ak conférence de presse. point de presse waa ji day ñëw joxe information bi à la presse mu dem yoonam mais conférence de presse il donne son propos liminaire mu déglu attentivement les questions des journalistes et di leen répondre par question donc noonu la programme bi demee. donc ñu ngi saluer la présence de monsieur Lamine Diop jógee ko ba Gandiol Saint-Louis moom tam def déplacement bi ngir ñëw fekkee si bés bi nga xam ne comme ni ma ko waxee tout à l'heure ça va être gravé en lettres d'or dans les annales de Kaolack. mais également monsieur Lamine Fofana lui aussi qui vient du sud à Sédhiou def na déplacement bi moom tam ngir ñëw fekke si ba fekkee si daje bu ni mel. monsieur Rémi Bassène moom it jógee ko ba France nekk artiste international moom it ñëw fekkee si daje bi nga xam ne Fadel Barro mooy ki ko wootee. monsieur Babacar Mbaye Diop dëkk Kaolack ca kanam moom tam mais également le professeur Ibrahima Seck bu projet Kaolack également Sidi Diop jógee moom it Djilor dans les îles du Saloum mais Babacar Dino nekk association Mandeng bu Kaolack moom it teew na ci daje bi nga xam ne monsieur Fadel Barro moom moo ko wootee mais également la forte présence du mouvement des femmes yi nga xam ne ñoom ñooy Kaolack valeur et vertu. mais mënu ma citer ñooñu ñëpp sans ma citer ki nga xam ne il fut mon enseignant à Thiofak les années 80 monsieur Mansour Diallo monsieur Mansour Diallo dundal loo dund doyul mon maître c'est lui qui m'a inculqué des valeurs aujourd'hui ma mën a nekk koo xam te ni dina mën a waxtaan ak nit ñi mais il faut me édifier à la lanterne de certaines personnes
Parce que moi, je suis journaliste de profession. Je suis le chef du bureau régional de la 2STV. Mais n'oubliez pas que je suis maître de cérémonie. C'est dans ce cadre que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous présenter l'Iga Khamne Monek activité. Parce que l'on aussi dit nous sommes en direct sur Al-Faïda et nous sommes en direct également sur la page Facebook de Michel Fadel Barro. Michel Fadel Barro, Domi Kaolak Boumak Binga Khamne, Teji Moni plateforme Jami Kaolak. Askan de Kaolak nous les déglou, journaliste Kaolak yi fi teew, Jigen Nyangok, Gon Nyangok, quel est le message fort? Bismillah rahman rahim maa ngi tàmbali fii ci Kaolack ci Medina Baye tàmbali tudd turu buur buur bi nga xam ni mooy aji yërëm mbindeef yëpp ci àdduna ak ci àllaaxira bu ko tàmbalee fii ci Medina Baye dugg ci jëmale ko Kaolack jëmale ko Sénégal ak Afrique di tëbb ci bërëb bii liñ fiy sos tey mu nekk yërmande ñeewal Medina ñeewal Kaolack ñeewal Sénégal ñeewal Afrique gépp balaa ñuy tàmbali waxtaan bi di ngeen ma permettre à la suite de Chérif Thiam maa ngi koy nuyu bu baax ndax suñu daje ci yu demee ni tàmbaliwul tey bi ma jox parole bëgg a wax ne jàmmi Kaolack gi nga xam ne tey moom laay waxal dañ ma tabb rek ma bokk ci porte parole yi waaye du sama yëf Kaolack waaye yëpp ko moom ay association ay sénégalais indépendant nekkoon ay candidats sax fii ci Kaolack ak ay nit ñu fasantikoo ñoo dajaloo ci ñi nga xam ne gërëm na leen sànq ci turu jàmmi Kaolack dinaa ci tibb aussi quelques tours rek ndax aussi suñu xarit di aussi suñu sëriñ di Mouhamed Dieng mii toog bàyyi lépp lu muy def ñëw fekk lañu ne bu mu nekkee fii ci kër Papa Dame di tarbiw ñun boobu ñu ngi kër Cheikh Mamadou Nazir di tarbiw yàlla boole ñu bokk tarbiyo ndoor ku nekk ak sa yoon man journaliste la moom ci li mu nekk tarbiw na ko tey ba nekk ci mu ñëw fekk la ñu bés bi aussi maa ngi koy gërëm di gërëm aussi sama goro bu ñaawul bi ak ñëpp ñi nga xam ne di Mansour ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñëw teew ku lim juum jijaak bi nga xam ne ba ñuy tàmbali di waxtaanee lii depuis léegi tey mu nekk diir musuta wees benn réunion di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seen ci diaspora bi te mu nekk seen yëf sama xel a ngi ci ñoom grand Les Sow ñoom grand Pape ma ca Canada ñoom grand Adama Thiam parce que ñoom waa diaspora bi dañoo mobiliser wu trop Fodé Ndiaye ba ca Italie pour jàmmi Kaolack taxaw donc ci la ñu bokk même bu ngeen fi nekkut c'est extrêmement important ak sama xaritu bopp yi nga xam ne ñoom ñoo xëy rek benn bés woo ma ne ma monsieur le maire ma ne loolu mooy lan ñu ne ma ñu leen ñuy waxtaan ñu ne ma ñun de dañu bëgg Kaolack nag dootuñ ko bàyyee te kenn ma ne leen nañ leen ko organiser muy Papa Gadiaga mi nekk suma càmmoñ ak Ahmed Seck ak aussi ñoom Yaaya Thiam ñi nga xam ne depuis le début ay xarit c'est des amis d'enfance yoo xam ne lu ma dugg ñu ngi ci dugg sama mbokk yi nga xam ne dama bokkoon ak ñoom ci kuréel gu tudd Y'en a marre aussi te ñu ñëw teew fii te tey jii maa ngi profité di leen remercier ci seen groupe NTS yi gis naa ñoom ñëpp ñu ngi ñu ci encouragé di ñu ñaanal c'est important aussi ma remercier leen aussi sama jigéenu bopp bi nga xam ne mi ngi nii taxaw muy Yacine bi tey vraiment ñoom njéeme waaye nag dafa am waa Naxda dañu fi nekk waa Naxda dañu jël yëf yi defal ko seen bopp maa ngi ñoom dañoo yeroondoor kër Cheikh Mamadou Nazir ña nga nee taxaw ñoom Fat Sakho ku lim juum ak ñi mu ànd ak sumay xaritu bopp yi ñoom Amadou Thiam ak ñi nga xam ne mënuñ fi teew tey ndax bés bi bésu jour ouvrable la talaata la ñu bëri mënuñu ñëw ña nga des Dakar waaye ñi ngi koy suivre ci réseaux sociaux yi en direct ku lim juum bëri ngeen xam ngeen seen bopp muy génération wu ñoom Papis Camara ñoom Papis Senghor aussi ñi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam parce que mu ngi yëngatu trop ci mouvement bi depuis ñu départ vraiment su may nekkee di xool
Pape Saliou tur yi bëri nañu mënoo ma lim ñëpp mais xam ngeen seen bopp sama yaay jële toog Adja Tifa mais dama bëggoon aussi ñu ñaanandoor ñun ñëpp ñu tëbb ci borom kër gi mu Yaxuta Aydara kër gi sama maam bi nga xam ne moom la ko fi bàyyi fàkkal mu dëkk fi yar ñu fi tete ñu fi bàyyi tagg ko ci ay bayit abiyaat yu neex di ko témoigner chérifam pur tey jii moo ñu may ñu am espace ci Medina Baye ba mun fi taxaw di fi yëkkati kàddu suñu maam jooju yal na yàlla yokk leeram mu Yaxuta Aydara mënuñ ko fàtte bu loolu weesoo nag xam naa ni am na ñu war a ñëw ñoom Pasek ñu ngi seen délégation ñu ngi ñëw le projet dañu bokk ñu am solo ponk lañ bu am solo ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a tàmbali indi fii tey Fall Aziz Fall aussi docteur Fall aussi waroon na fi teew ñu ngi koy xaar xam naa moom itamit liggéey bee ko téye mais d'une minute à l'autre dina yegsi ñu bàyyi jumaa ji daaneel comme ça ñu tàmbali directement waxtaan bi. mouvement bi nga xam ne tey moom laa fi teewal mu ngi tudd Jàmmi Kaolack Jàmmi Kaolack nag ay ndaw bu ma ne ndaw du ci at mooy ñi nga xam ne fii ci Kaolack dañu jàpp ne nañuy doxalee politique maanaam li ñëpp bokk lu tuuti ci askan wi téye ko te di si cofal ci lu ñu ëpp ca ñun di leen si cofal tuuti te ñu leen koy gërëmee te ñëpp a ko bokk façon politique boobu ñuy ne ndaw ci ñun mooy ñi nga xam ne dañu foog ne mun na soppeeku du ci ay at du ci góor du ci jigéen ci jikko la ñu nekkee association yu fasantikoo ñoom ñoo décidé créer plateforme bi ñuy wax Jàmmi Kaolack Jàmmi Kaolack nag xàmmeewut parti politique fii ci Kaolack parti politique yi ñuy décidé ci biti di ko di wax waa Kaolack dañ ko doxee tënkut waa Jàmmi Kaolack ndax dafa nekk cadre boo xam ne dafa bëgg a dajale Saalum ak Kaolack waa bu jug jàpp ne Kaolack war na mën a soppeeku moo xam foo mën a bokk ak foo mën a jógee boo ñëwee am nga fi sa place ndax ñu war a mën a ànd Kaolack soppeeku lan lañ fi war a soppi jàmbat bi ñun ñëpp a ko xamandoor su ma fi buggee nekk naan Kaolack lii doxut la ngeen ca xam sax man xaw ma ko ndax kenn ku ci nekk na nga koy dundee yow rek yaa ko xam ak yàlla bokk nag ci fi gën a métti mooy souvent buy buur di dogal Kaolack du ñu ci laaj suñu xalaat ñun waa Kaolack yi mu ñuy jural ay fitna ak ay tiis yu métti dinaa ci tibb rek benn keroog ba ñu fi jëlee raay bi ndax dañ ko tàggu waa Kaolack yi bañ jëlee raay bi jël xolu Kaolack mu nekkoon gaar bi ñu jël ko def ci 7 milliards ci suñuy xaalis def ko ay bâtiment ndax dañoo tàggu waa Kaolack yi ñu jël ko dénkaane ko ñu wëlbati ko di ñu ko luwe ndax dañu ko laaj waa Kaolack lañ ca xalaat duñ jàmbatati ndax lépp lu munti di am li ci kanam pour ñun mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo tey jii boo xoolee li ñuy wax ci raay bi inondation yi ngay gis maanaam mbënd bi ngay gis mbël bi ngay gis ci diggante Coofak Médina mu jàpp Tabangoy di dem ba ñuy dindi raay bi canalisation ya fa nekkoon yépp dañ ko fagaagalee ba tey ji ndox mi bu tawee kenn xamut fi nga jëm damay tibb rek parce que loo jël rek mun nañ cee wax waaye naka la ñuy nekkee di jàmbatee te ñun waa Kaolack xooluñu suñu doxalin moo tax bi Jàmmi Kaolack juddoo jugul ne dafay xarab lii dafay def lii déedéet xëccoowuñu ŋaayoowuñu waaye rek dañ jàpp ne mënatuñoo nekk ci dëkk bi cere waa dëkk bi xiif
te kenn siimuñu bu ñu siimut ñu siim suñu bopp ma ne xëccoowuñu xeexuñu waaye duñ doon cere ci dëkk bi xiif te kenn ñeexuñu bu ñu ñeexut ñu nangoo ñeex suñu bopp looloo waral Jàmmi Kaolack ca njëlbeenam mu lancé campagne bii ngeen gis ci ginnaaw ñu di koy tuddee naatal ak bindu naatal ak bindu lan moo ko undu naatal gi d'abord ci njëkk naatal suñu gox te duñ ci xaarati kenn dañu bëgg di woo ak di ñaan bépp Kaolackois ak boor boo munti di nekk ak foo mën a faree bés ni ki tey boo xëyee la ngay woote ci Kaolack tàmbalee ko sa buntu kër ñi nga xam ne ñi ngi woote bëgg a nekk maire lu baax la waaye dañoo bëgg balaa ñuy joxati piis ñun waa Kaolack ak i 2000 ki di ñu dajale ci naaj bu tàng bi dañu bëgg xaalis boobu ñu naatalee ko Kaolack fu ndox mi nar a dugg ñu sëkk fu amul garab ñu jëmbat ñu amul fu ñu dëkk ñu dajaloo xool naka lañ dimbalantee comme waa Fass Cheikh Tidiane nañ koy defee ma demoon fa keroog seet si leen fa macha allah ñoom Yusufa ba nga xam ne bu nit feebaree sax te jëkkëram nekku fa ñoom ñoo ko yóbbu hôpital balaa sax jëkkër ja di ñëw dimbalante boobu la ñu bëgg ñu tàmbalee ko di ko naatalee suñu gox ku ñu bëgg a dimbalati bu mu ñu joxati xaalis mais nañu fexe alal ji ñuy joxe ñu def ko naatalee ko suñu gox beneen bi ñu ciy woo Kaolackois yi ak bépp parti politique ak bépp koo xam ne da nga jug ne da nga bëgg a liggéey Kaolack mooy nga woo xale yi ñu bindu ci liste électorale yi ndax kat bindu bi mooy tax sa kàddu mën a am solo mooy tax sa kàddu ñu mën ko dégg ndaxte ak loo jàmbat ak loo am loo naqari ci dëkk bi boo amul carte électeur ba wote woo kon yow sa wax ji mer la rek bu yem ci sa biir xol waaye mënoo soppi dara liste yi léegi mu tijji bu dee ndaw nga te sa carte d'identité ñu bind ci ne peut pas voter du saa gën ne mënatoo voter bu liste yi tijjoo da ngay dem nga bindu ndax ñu mën la bindal peut voter kon xale ak mag ku ci sa carte d'identité am ne peut pas voter bul jaaxle déglul gouverneur ak préfet saa bu ne ubbi nañ liste yi bu la fa kenn njëkk demal nga wote ji woote bi nag ci bindu bi dañuy woo aussi képp koo xam ne nee nga da nga bëgg a jot ci Kaolack ñu ngi lay ñaan nga def lu ni mel parce que bu ñu bëggee dimbale askan bi dañ leen di wax aussi seen kaddu mën a am solo seen kaddu mën a feeñ ñun nag Jàmmi Kaolack naka lañ koy defee tàmbali nañ ko barki démb fële ca ngaan démb la sax ci ngaan monté nañ fa cellule Jàmmi ngaan bépp quartier Kaolack ña fa nekk mun nañ dajaloo créer seen jàmmi gox Jàmmi Léona Jàmmi nangaan Jàmmi Jalañ Jàmmi Ridwaan Jàmmi Faas jàmmi ndax jàmm lañ bëgg a tabaxee jàmm ñun fii ci Kaolack bu ñu defee seen jàmm gox ba pare ñun waa Jàmmi Kaolack dañ ciy ànd ak ñoom bu ñu bëggee sëkk ñu ñëw sëkkale leen bu ñu bëggee jëmbat garab ñu ñëw jëmbatle leen garab bu ñu bëggee tabax loo xam ne dina leen amal njëriñ maanaam école yi di yàqu ñu ñëw tabaxle leen bu fekkee ci paj mi la ñu dem dajale suñuy doole ak ña nga xam ca bitim réew ak Kaolackois yi nekk diaspora wu Dakar bi ak ci bitim réew ñu dajale xool naka lañ dimbalante ba seen jàmm gox-goxaat boobu mën a bay sa wewu tànk waaye duñ ci yem dañu bëgg aussi jàmmi gox-goxaat yooyu bu ñu dajaloo ba pare di naatal ak a bindu ñoom ñu tànn ci seen biir ñan ñoo xam ne ñoo leen di mën a demal nekkal leen maire nekkal leen surtout ay conseillers ndax lu ñu bëgg a dakkal fii ci Kaolack ci politique bi xam nga mooy lan mooy rek ab nit tëju néegam rek ubbi listam rek bind ku ko neex kii yema neex kii yema neex kii déggal na ma kii dina may jaamu kii nangu naa sukk ci sama kanam ne ñoom laa yóbbu ci mairie ba ñu nekk ay conseillers bu ko defee bu ñu la falee la la neex rek ca ngay nekk
dañu bëgg gox-goxaat yi tànnal seen bopp conseiller leader yi jël liste boobu yóbbu ko mu nekk liste waa Kaolack ba la ñu représenté ci mairie ba. ndax bu ñëwee bu dee gox-goxaat yi ñoo tànnal seen bopp ña la ñu représenté mairie ba xam nañ la fa am la fa nekk ak lan moo mën a ñëw ci seen quartier bu ko defee mairie ba fay jógee day nekk mairie bu participative kenn du ko laajati ndax ñun ñoo fa nekk di ko doxal. noonu la ko Jàmmi Kaolack bugg a doxale maanaam ci naatal maanaam ci bindu ji ndax liñ jàpp mooy ndawu Kaolack yi nga xam ne ku fi bëgg a tekki foog nga génn foog nga génn Kaolack pour nga mun a tekki ndax lan pour nga mun a tuut ndax lan dafay niru ci ñun comme lu ko wéykat ba doon waxee waa biddiw bu bees la sax nee nay mar naan yenu ndox daw di wuti ndox mar naan war a wuti ndox te yaa ngi yenu ndox loolu nag boo ko waxee Medina xam nañ lu muy tekki ndax ku mën a yenn nit ñi nag ñu jël seen ndox naan ko rek la Kaolack soxla yàlla nañu ko yàlla mën loo te dinañu ko mën loo ndax Kaolack saa buñ jugee Sénégal jag Kaolack dañ ko war a jagar Kaolack dañ ko war a defar waaye gars yi nañ ko defar waay gars yi nañ ko naatal waay xale yi bindu ji leen waay gars yi xoolal bu ñu naatalee buñ ko bëggee naatal fokk mu naat ndax barke ngi ci dëkk bii mooy ndox mi ñu yenu te xamuñu ko mooy ndox bu ñu yenu te xamuñu ko barke ngi fi waaye rek dañu ko gëmut te gëmuñu suñu bopp ñu bàyyi ku nekk ñëw jël ko téye suñu ndox mi dañu ko ñu si cofal ñuy naan ba kañ ndaw ñi nañ jël suñu dëkk ñu defar ko xëccoowuñu xeexuñu ak kenn nekkuñ ci parparloo ak ci kujje politique ak kenn Kaolack rek moo ñu ñor te danañ ko defar defar gi nag falu maire mu am ñàkk falu maire mu am falu maire mu am ñàkk falu maire mu am bu ñu dogoo te man dogu naa te xam naa ne yéen dogu ngeen ndaxte kat mairie as doole fa nekk benn doole la état bu indee doole mu nekk ñaari doole waaye ñetteelu doole bi mooy bi ëpp solo te moo jiitu mooy suñ doole ñun waa Kaolack yi ndax buñ commencé nag di defal suñu bopp di defaral suñu gox-goxaat soxlawut palmu maire pour Kaolack baax ñun bu ñu décidé ne dañuy defar Kaolack ndax soxla na palmu maire pour Kaolack baax bu ñu décidé baaxal bu maire ñëwee fekk ñu ci bu mairie ñëwee ñu jël suñu doole mairie ndax mairie bi kat suñu moom la ñoo ko moom mu fekk ñu baaxal bu ñu ci état fekkee mu gën a baaxati rek waaye bu état indee mairie indi te ñun parewuñu dañu bëgg rek ku ñu jox xaalis ak tissu Kaolack du baax dañu bëgg rek ku ñu cofal tuuti ngir dépense tey te ëllëg suñuy doom ak suñuy doomi doom nar a nekk ci li ñu nekk ñun buñ ko nangoo ndax toppe gi moo ñu sonal dafa jot nag ndawu Kaolack xàlle seen yoonu bopp kenn du leen ko xàllal duñu ci déglu kenn dootuñ ci déglu kenn ci Kaolack xàlle suñu yoonu bopp muy jàmm ji ñu bëgg muy jàmm joo xam ne nag jàmm ci jàmm la ndax dañu bëgg a jëlee jàmm tabaxee ko jàmm ngir Kaolack am jàmm te bu Kaolack amee jàmm Sénégal gépp dinañ am jàmm ba ci Afrique gépp dinañ am jàmm ndax royukaay bi wan nañu yoon bi loolu la ñu indi woon xëy na suñu mbokk naatango journaliste yi bu ñu amee laaj bu ñu ciy laaj ñu jëf ñu tontuwante ak ñoom balaa mu nekk kenn rek di wax Chérif jërë ngeen jëf. Sous vos applaudissements, merci pour la clarté de cet exposé. Le leader de cette plateforme Jàmmi Kaolack, M. Fadel Barro, que nos prières vous accompagnent. Chers confrères, la parole est à vous pour vos éventuelles questions. M. Abdoulaye Fall de Sud Quotidien a demandé la parole. Asalaamaaleykum mbokk yi man maa ngi tudd Abdoulaye Fall ñëw fii pour représenter journal Sud Quotidien fii ci Kaolack
Fadel nag gannaaw ba ma nuyoo mbooloo mi nuyu ñëpp ñi fi toog ku nekk ci turam ak sant ma amoon ay préoccupation yoo xam ne bëggoon naa la koy yeggee premièrement mooy mouvement boo xam ne xëy na ñu ngi doog a ñëw pour couvrir ko mais est-ce que tey da ngeen fas yéene présenter candidat pour élection locale yi di ñëw kooku moom question la mais gis nañ tamit ne Fadel loolu moom man si ma diggante la ak yow lu ma lay laaj la directement mooy ne depuis un certain moment gis naa ne dafa mel ne da nga retiré wu ci scène bi nga xam ne dafay xaw a day xeex ak yelleef yi ak yelleef yi doomi aadama yi ma am ay kii événement yu bari yoo xam ne xew na fi mais gisuma ci Fadel Barro fenn may laaj retrait boobu nga def retrait temporaire boobu lan moo ko waral troisième question bi may laaj ndax tey mouvement bi nga xam ne da ngeen ko taxawal jàmmi Kaolack ndax am na benn lu tuuti lu mu laal ci seen mouvement bi nga xam ne ñëpp moom lañ la xamee muy mouvement Y'en a marre maa ngi leen di remercier di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Allez-y, allez, vous répondez directement. ñu doon tontu directement jërëjëf doyen Fall du Sud FM seen rajo bokk ngeen ci ñuy tette bi ñuy ndaw ngeen installé wu fi bees wax mbaaxu ni nag yàqu dara ci sa mbaax xam nga dañu jàpp ne tey ji jàmmi Kaolack fi mu toll di wax ay waxu candidat parce que dañu bëgg a jël politique bi mel ni politique candidat kese la politique candidat bi mooy ki ci gën a ñàkk solo ndax mindaan la rek bu ñuy sas muy liggéey balaa ñu yegg ci waxu candidature nañu fexe ba jàmmi Kaolack ak ku bokkut jàmmi Kaolack même atta candidat nga ñun Kaolack waaye nañ la wax naatalal wax la xale yu ñu bindu buñ bindoo ba pare nit ñi nag ci seen gox-goxaat yi am seeni conseil bu baax dinañ xool kan mooy nekk maire ak ku dul nekk maire ñun ubbeeku nañ ak ku nekk ak ci nu munti demee atta respecté nga li nga xam ne ci la ñu nekk mooy coppite doxalin bi ak Kaolack jël beneen kanam te ñu gis ko ci sa jikko ak ci sa doxalin waaye fi mu toll nii nañu naatal nañu bindu ji ci liste électorale yi en attendant parce que ci loolu la ñu toll gis nga ni ñuy falee maire ci dëkk bi bokk na ci li indi problème ci suñu problème mu gox-goxaat yi xam nga lu tax parce que dañuy foog ne benn nit kese dina ñëw rek le problème mu askanum lëmb maire bi ani askan bi ani conseillers yi ani ñi ko porté nekk nga xam ne ñoo leen fal te ñoom ñoo bëgg dëkk bi soppeeku ñu nekk ci nañu liggéey ci loolu dañu bëgg a commencer liggéey ci biir askan bi waa askan bi di liggéeyal seen bopp ba nga xam ba ñu xam ràññee ne avec ou sans maire bu ñu bëggee décider soppi seen doxalin soppi seen gox-goxaat dana soppeeku bu ñu dogee ci loolu ba pare ñu def jàmmi gox-goxaat yi ba ku nekk ci sa gox ngeen toog décider même bu dee beneen candidat dafa ñëw ne leen dama bëgg a nekk maire ne ko ñun ci fii dañu bëgg li tànnal ñan ñoo la fay gunge yow bu ñu ko tànnal jikko yooyu la ñu bëgg a indi ci politique gi nañu ci dimbali bu ñu di ramener rek ci doxalin bi nga xam ne moo indi Sénégal fii jiital benn nit rek moom mu foog ne mooy buum bi ku fi yàlla lu yàlla wan la ne doo yàlla moom rek ay yàlla retraite bi ngay wax du retraite dama toog ba mu yàgg ma xalaat ne man ak samay xarit ak samay àndandoor ak ñi ñuy doxale Y'en a marre ñëpp xam nañ ne parce que ñaari question yi dañu lié jàmmi Kaolack Y'en a marre ak sa retraite xam nga toll na ci ñaari at man ci biir Y'en a marre ma décidé ne dama war a joxe coordination Y'en a marre bi lu tax parce que dañu gis ne Sénégal bokk na ci jafe-jafe yi mu gën a am mooy ne ku fi jiite dara buñ la dirilut yar rek doo fa jóge da nga koy xool ba ci ASC koñ-koñaat yi sax ku fi nekk président ASC ba nit ñi commencé la ci ràññee rek keneen ku bëgg a nekk président ASC da ngay sax mujjee créer beneen ASC parce que place yi moom doo ko xajale loolu Y'en a marre daf ko mës a critiquer association sénégalaise yi y compris parti politique yi parce que bëri na lu ñuy jàmbat ci parti politique yi bu ñu yegsee au pouvoir mi ngi ci seen doxalin bu ñu nekkee même ci kujje gi parce que da ngay ku fi jiite parti da ngay foog ne yaa ko moom comme Y'en a marre dafa jugoon pour soppi doxalin ñu ne ñun nag ci biir Y'en a marre du ñu fi nekk il faut que ñu organiser transition il faut que mu am démocratie bi ñuy woote dañ ko war a doxal ci biir Y'en a marre ba ma ko njëkkee wax Gadiaga mii du ma bàyyi ma fen waa Y'en a marre ñu bëri ñu doo déedéet Fadel doo dem lu tax nga war a dem ndax ñun ñëw lañ tàmm ma ne leen bu keneen ñëwee ngeen miin ko ñu nekk ci ba ñëpp comprendre ñu nangu aussi
doxalin boobu noonu ne démocratie kese moom moo nekk ki war a falu waaye du ay nit ñoo war a falu ma joxe bopp Y'en a marre bi depuis presque 2 ans maintenant jox ko Alioune Sané mu di ko doxal bu mucc ayib ñëpp a ngi ci teg seen gët ndax mu ngi téye kër gi di ko doxal bu baax a baax Y'en a marre nag du politique te du mës a politique te comme que man décidé woon naa ak samay ñooñ ne àlla fokk ndaxte nag yóbbante galgal tojut làmb yóbbante galgal tojut làmb wax nañ ba sonn jàmbat nañ ba sonn kaas nañ ba sonn génn nañ ci mbedd mi lacrymogène yi wax nañu ba sonn te comme duñ ñu déglu du saa gën ne dañu xamul lu ñu jàmbat dañ ko deful te duñ bëgguñ ko def te duñ ko def ñu ne nag léegi dañu bëgg sénégalais yi nga xam ne ñooy majorité te toog ci seen kër yi te ñoom dañu foog ne politique yëfu fen la yëfu sàcc la yëfu caaxaan la ba duñ ci dugal seen loxo ñun suñ dugg ci politique pour ñemeloo ñooñu politique la ñu xam ne politique li ci Oustaz Baram waxoon dafa nekk dëgg juy ñu roog fen boo ko jàppee fen dafa mel ni yet bu wadd saay-saay dina ko for dóor la ko mais nag bu ko ku yàlla dimbali parce que góor amu fi ku yàlla dimbali rek a fi nekk ku yàlla dimbali bu ko foree dina ko dekk yërmande mu jëm si jaami ñun ñooñu lañ bëgg a ñemeloo ñu politique ndax li fi xew ñu koy stan ci réseaux sociaux yi di ko stan ci télé yi foog na mooy Sénégal du Sénégal ndax ñun ñuy seetaan ñoo ëpp ñu nekk ci télé bi léegi ñun ñooñu nag bu ñu décidé jug ne nag suñu réew dina soppeeku Kaolack gii dana soppeeku ndànk-ndànk xuloowuñu xeexuñu meroowuñu ŋaayoowuñu xastewuñu ŋàññiwuñu dañuy defar rek naatal bindu ji xaar élection yi jot ñu wote waaye loolu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seen kër yi foog ne politique yàq la ñoom ñu décidé ne danañ wote ngir defar yëf yi kon mun na soppeeku processus de décision boobu jëral na ma ay ñaari at may wëndeelu ci sama bopp booy wëndeelu nag da ngay toog moo taxoon ma toog tuuti xool gën a ràññee beneen bi mooy Allah fokk ñu dédakariser Sénégal ku jug rek toog Dakar ne man bëgg naa nekk njiitum réew ku jug rek dëgg Dakar ne dinaa def li ay waaye ñi ne Dakar ñëpp buñ dellu woon ci gox-goxaat yi pour defar ko ay ku nekk bu delloo woon boppam ci boppam ak fa mu jógee kon jàmm am ci réew mi bokk na ci lu tax ñu ne ñun dañuy Kaolack gii yàlla dafa def ne mosuma fee jóg ndax mooy sama ëwalu mooy sama aaxiru ndax man fii laa juddoo te fii laa bëgg ñu suule ma donc la ca des nag damay ñëw góorgóorlu ngir Kaolack jag loolu rek mooy démarche bi. jàmmi Kaolack du Y'en a marre waaye ña ca nekk am nañu bokk Y'en a marre bokkoon ci Y'en a marre parce que Y'en a marre munoo am ay responsabilité politique ba pare di ko animer loolu ay principe lu Y'en a marre tegoon la pour bañ politiciens yi dugg ci biir Y'en a marre soppi doxalinam ndax Y'en a marre des di kër goo xam ne moom askan bi moo koy soxla heure bu nga xam ne buur mu ngi def naka su dul noonu mu taxaw jàmmaarloog moom ne ko askan bi kat nanguwuñ ci lii kër googu dañ ko mat a sàmm war ko sàmm nag moo tax bu ñu bëggee def leneen comme ñun ñu bàyyee ko ña nekk ci Y'en a marre ñu di ko doxal ñu des fa nekk fa ay sympathisants loolu leer na. Merci. Merci pour la pertinence de la réponse. Nous donnons la parole à Cheikh Babacar Diagne de Alfayda. Diagne Sala. salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Babacar Diagne journaliste la ci rajo Alfayda maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk di beral nuyu Fadel ak Pape Aline nga xam ne man dama leen a naw lu yàgg benn étiquette rek nag laa leen nawee mooy ay taalibe Baay Ñas ngeen loolu rek laa leen bëggee man ku ne feneen doxuma ci loolu. ñetti laaj laa am ba ci njëkk mooy bu ñu gisee Fadel Barro mu nekkoon ci ay combat yoo xam ne ci national maanaam Dakar la te nga ñëw ci beneen plateforme boo xam ne donc ko communaliser commune Kaolack la yem ndax dañuy jàpp ne Fadel Barro dafa rétrogradé benn ñaareel bi mooy ban gis-gis la plateforme jàmm Kaolack am ci communalisation Médina Baye bu benn groupe di demandé ndax jàpp ngeen ne war na mën a nekk moment bi jot na wala ban gis-gis ngeen ci am beneen question bi may laajte daanaka maam Alaaji laaj na ko jàmmi Kaolack bu dee am na candidat kan la pour la mairie de Kaolack merci. Merci Cheikh Babacar. jërëjëf Cheikh Babacar ci témoignage yi d'abord sant yàlla ala kulli xaal jàmmi Kaolack ndax Fadel Barro dafa deltu ginnaaw bu dee dafa nekkoon benn
acteur bu ñu ràññee au plan national et international mu wëlbatiku dem ne Kaolack dafay dellu ji Kaolack pour man loolu yokkute la pour man amut lu gën a xam nga gis nga man yàlla dafa def ni lu may def dama ciy jiital li ma gëm nag dafay fonctionner trop ak li may yëg su ma nekkee Kaolack di jàmbatal Kaolack ci ak dal mënuma ko yëgee faneen dellu si bi ñu dellu ñëw ba ci dellu ci sa bopp la dafa am solo Médina taxaw Médina di wax amul lu ko gën a neex ci man nekk ci kër Yakhouta Aïdara gi di wax amul lu ko gën a neex ci man Kaolack Sénégal Afrique am na nag ñu koy xaajale waaye ku xam tuuti ci suñu taarix ñun fu ñu suñuy maam fu mu ñu jugee ba yegg si fii ak borom dëkk bi ko sos dina xam ne li muy bët bu muy xool ci jaam bi du Kaolackois du africain du leneen lu dul ay jaam yoo xam ne